salaamaaleykum mbokki Sénégal tey jii nag naqar xol ak jaaxle bu wér moom laa am moo tax ma woo leen ñu fas yéene waxtaan ci lii nga xamee ni ñu ngi koy tuddee décision wu conseil constitutionnel jëm ci recours boo xamee ni ñun député yi nekk ci opposition ak ñi fare ci non inscrits yi déposé woon nañ ko pour jéem a dàq lii nga xamee ni mooy loi 10/2021 ak loi 11/2021 bi nga xamee ni doon modifier code pénal ak code de procédure pénale lañ ci jublu woon yëpp mooy wane ni loi yooyu ay loi yu anticonstitutionnel la day fekk ak yelleefi doomu aadama yi maanaam liberté yi nga xamee ne constitution wu Sénégal moo ko garantir doomu Sénégal bi moom la loi yooyu bëggee yàq ndax da doon wax ni liberté de marche liberté am position ak xeex bu fekkente ni gis nga injustice yooyu yëpp dañ ko dàqoon ci lii nga xamee ne mooy code de procédure pénale bi ak code pénal bi loolu moo taxoon nag ñu déposer recours ci conseil constitutionnel mais li ñu jaaxal mooy dañoo gis conseil constitutionnel bi jël décision wu annuler li nga xamee ni mooy recours boobu déclaré ni loi yooyu ñu voté ci assemblée nationale loi yu méngoo constitution bi la mais bala nga naam ne fa conseil constitutionnel u Sénégal ci jamono jii ñeenti membre kese la alors que dafa waroon doon juróom-ñaari membre ñaar ci membre yi seen mandat jeex nañu ba dem nañu am na si kenn koo xam ne dafa faatu kon ba fi tey jii ma leen di wax conseil constitutionnel u Sénégal ñeenti membre kese la te article 32 bu code de procédure bu loi organique bi nga xamee ni moo organisé conseil constitutionnel dafa wax ci article 23 wam ni conseil constitutionnel mënut a délibéré te juróom-ñaari membre yi teewuñu fa mu ne bu juróom-ñaari membre yi teewee ci jamono jooju rek la ñu mën a nangu ay absence te absence yooyu ay absence temporaire la te ñooñee dañoo war a justifier li tax teewuñu waaye ku matul mënoo mottali sa bopp kon tey jii article 23 boobu nga xamee ni moo nekk ci loi organique bi organisé conseil constitutionnel moo daaneel bépp décision boo xamee ni conseil constitutionnel jël na ko ci jamono yi ñuy nekkee ñeenti membre kese li ci jaaxle kañ mooy ñun Sénégal jàppoon nañu ni tappale ak wuruj ak wor ci politiciens yi féete nguur gi rek lañ koy gën a gis bu jëmee ci wàllu loi yi mais dama yéemu man bis bi ma demee ba gis ni conseil constitutionnel ñi nga xamee ne entre guillemets dañ leen di woowee sage fas yéene nañu am intention manifeste pour violer la loi organique bi leen organisé ñu ngi def li ñu naan un hold-up constitutionnel un braquage constitutionnel et une escroquerie constitutionnelle bu wér bu wóor maanaam dañoo xas ba léegi daganal ci réew mi ni heure bu mu leen neexee bu ñu matulee bu ñu matee lu Macky Sall indi ci biir conseil constitutionnel bi bu méngoo welee bëgg-bëggi réew mi dinañ ko daganal lépp lu opposition bi indi ci biir conseil constitutionnel bi bu méngoo wuleeg bëgg-bëggi Macky Sall dinañ ko dàq te lii mooy tas réew bu yàqoo la koy yàq mooy ay nit ñoo xamee ni dañ leen di fal jox leen cër ñu war a am ay décision ak dogal ci loo xamee ne dafa amal Sénégal njariñ te bu jamono décision jotee ñu def jëfi tappale bu ñu waree atte wàcc yoon di defee nu leen neexe parce que illégalité weesuwul ngay jël décision ci jamono joo xamee ne amoo benn warugar amoo benn prérogative pour jël décision ñoom kañ suñu doon ay nit yu mat suñu doon ay sénégalais yoo xamee ne ëllëgu Sénégal ñor na leen ak situation wu Sénégal fii mu toll ñor na leen ak risque yi nga xamee ne seen décision mën na ko indi ñor na leen dañuy wax président de la république ni ko du ñu mën a jël décision ci jamono yi ndax foog nga nomee ñetti membres yi ñuy mottali ba ñu mat juróom-ñaar ci condition yooyu rek la ñu mën a jëlee ay décision ndax condition yooyu moom méngoog article 23 bi nga xamee ne moo nekk ci loi organique bi nga xamee ne mooy organiser conseil constitutionnel waaye defuñu loolu ñoom ñooñu ñuy woowee sage te duñu benn sage dañoo violer sciemment lii nga xamee ni mooy règle de droit bi nga xamee ni mooy tëral seen taxawaay ak seen doxalin ma ni réew bu yàqoo ay kilifa yu matadi ñoo ko yàq ay nit yoo xamee ni seetuñu Sénégal seetuñu intérêt Sénégal seetuñu lu ñor Sénégal seetuñu lii jàmmal Sénégal waaye seen kippe yëpp seen itte yëpp seen pas-pas yëpp seen intention yëpp mooy deviner lii intention Macky Sall
nekk ci suba ngoon seen yoon nekkul ci ni intention boobu est-ce que dina tas réew mi seen yoon nekk si est-ce que baax na ci réew mi seen yoon nekk si est-ce que amal na njëriñ Sénégal seen yoon nekk si est-ce que nekk na loo xamee ne aqulaayu taala la te dëppoo naag loi wu réew mi seen yoon nekku ci. En réalité les vrais ennemis du Sénégal mooy ñi nga xamee ni dañ leen jox ay cër ci Sénégal te ñuy jëf contre les intérêts du Sénégal ndax Macky Sall du Sénégal Macky Sall ak acteurs politiques yëpp dañoo am warugaru dëppoo ak loi yi nga xamee ni moo ŋànk Sénégal te yooyee bu ñu koy yaakaar dañ koo yaakaar si ñi nga xamee ni benn mandat rek lañ leen jox musal leen aar leen di leen fay lu mat sëkk beral leen cër ba bu décision jotee ñu war ko def ko ci aqulaay taala def ko ci li nga xamee ne moom moo ngi intérêt Sénégal mais léegi conseil constitutionnel mooy danger public ci Sénégal mooy situation bi nga xamee ni au lieu mu defar yàq ak tas réew mi la ñu nekk te il faut que sénégalais xam ni ñeenti nit ñooñu fa des duñu conseil constitutionnel ndax matuñu conseil constitutionnel décision bu ñu jël en droit c'est illégal parce que méngoowul ak charte yi nga xamee ne moom la seen fonctionnement tëral. waaw nan la ñu mën a nekk ci Sénégal nekk 16 millions de personnes ñeenti nit kese ñàkk fayda ñàkk fonk réew mi toppatoo seen bëgg-bëgg ba lépp lu ñu bëgg wala lépp lu Macky Sall bëgg te méngoowul ak li nga xam ne mooy intérêt réew mi ñu fareek Macky Sall di ko defee noonu. jamono yële passé ci élection 2019 yi gis ngeen ni ñu dàqee candidature yi gis ngeen ni nga xamee noonu la ñu participer ci déséquilibrer suñu système électoral kon amaana léegi. war naa leer naññ ni conseil constitutionnel bu demee ba nga xamee ne seen président rek a fa des mën na dàq lépp loo xamee ne recours bu ñu fa indi la te mën na daganal lépp loo xamee ne Macky Sall mën na ko fa indi ñoom ñeenti ñi jamono ji lépp lu ñu bëgg mu nekk lu anticonstitutionnel moo xamee ne Macky Sall ka ŋànk ak ñoñom bu ñëwee ñoom dinañ ko daganal lépp loo xamee ne opposition bi indi na ko fa te mu méngoog loi réew mi te di dëgëral réew mi bu ñëwee si ñoom dinañ ko dàq et après on se demande pourquoi réew mi instable. Et on se demande pourquoi réew mi nekk ci jafe-jafe magum waxoon naa ko nag moo gën magum xamoon naa ko l'opposition sénégalaise mënatul accepter ñeenti nit kese bëgg a tas réew mi duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba te on va se battre par tous les moyens et il faudra que sénégalais yi xàmmee leen ràññee leen parce que Mame Abdou Aziz moo daan wax ni boo bokkee nit benn mbir mu jóg di ko yàq fulla ga ba mu am di ko yàq nëbbatuwuñu ci fulla gu toll noonu la ñu war a am pour gàllankoor leen. Les ennemis de la démocratie les ennemis de l'état de droit les ennemis de la paix yi nga xamee ne dañuy fareek nguur gi di tas réew mi ak di yàq réew mi il faut que ñu dénoncer leen ba ñu xam ko moi je ne parle pas du conseil constitutionnel je parle de 4 individus qui ont fait main basse sur le système sénégalais et ont créé un système de hold-up ci li nga xamee ne mooy suñu conseil constitutionnel di yàq suñu réew di tas nit ñi di tasaare réew mi parce que tasaare bi gën a bon mooy nga dugal ci réew mi loo xamee ni musiba lay doon indi ëllëg ñii de bu ëllëgee mën nañu légaliser candidature Macky Sall bu ëllëgee coowal 3e mandat bu yegsee ci seen loxo dinañ ko def ndax ku rusul boo warulee jël décision ku rusul def lu ñaaw ku rusul taxaw ci taxawaay boo xamee ne méngoowul ak intérêt Sénégal dëppoowul ak loi réew mi yow moomee bu ëllëgee lu bon lu nekk mën nga ko daganal lu bon lu nekk mën nga ca fare lu bon lu nekk mën nga ko légaliser et il faut que les Sénégalais le sachent il faut que ñu xam ne ñeenti doomu aadama la ñoo xamee ne matuñu conseil constitutionnel di jël décision comme su fekkoonte ne conseil constitutionnel lañu ñeenti Sénégalais la ñoo xamee ne seen président seen buur seen yàlla mooy Macky Sall te la mu bëgg ak la mu taxawee moom la ñuy fare wulis li nga xamee ne mooy intérêt Sénégal et il faut qu'on apprenne à marquer les positions taxawaay yi dafa war a leer yéene yi dafa war a leer ñi nga xamee ne dañuy arbitrer en toute illégalité il faut que nous les dénoncions comme tel et que ñu rejeter bépp décision boo xamee ne jël nañ ko ndax décision boobu méngoowul ak loi ak charte yi nga xamee ni moom la ñu wax ni moom la conseil war a taxaw Sénégal nag bu yàqoo dara yàqu ko lu dul gis lu bon gis kuy def lu bon gis ay àndandoo yu bon yoo xamee ne seen liggéey indilul Sénégal njariñ lu dul di ko dugal ci fitna ñu fare leen si man de duma ci bokk te jàpp naa ne opposition Sénégal duñ ci bokk te jàpp naa ne kuy gor ci réew mi kuy mbañum rus ci réew mi doo ci bokk maa ngi wax nag jëm ci sëriñ si jëm ci mbañum rus yi jëm ci waajur yi jëm ci kilifa yi nga xamee ñoo nekk ci biir réew mi gaa yi jóg nañu pour yàq réew mi fas yéene wu ñu am nawle ci réew mi
ay dak la ñu bëgg ay nit ñi nekk ko wëlbati nañu sañ-sañ ak warugaru conseil constitutionnel ba soppi leen def leen ni dak ñooñee xëy di leen tarbiya te lii ñu bëgg bu sottee toste réew mi lay doon toskare lay indi ci réew mi yàqu Sénégal dong lay indi seen intérêt du intérêt Sénégal seen yéene du baaxal Sénégal ñoom benn objectif la ñu am natt li Macky Sall bëgg ñu ko koy defal ay nit nag sama gars yi bu ñu rusulee violer loi yi leen taxawal bu ñu rusulee di def lu dul yoon ñun sénégalais yi nañu am fulla ndax bu jaan dafay xulool mbokk ma nit la war a doon l'heure est très grave et ces faits là sont des faits extrêmement graves yoo xamee ne bu ëllëgee mën nañu indil ay jafe-jafe yoo xamee ne kenn du xam fu mu yem ndax lu bon lu tuuti jarta xeeb dina indi lu bon lu dul jeex ba yowmal qiyam. Il faut que tout le monde le sache que ce conseil constitutionnel-là est un danger pour le Sénégal, est un danger pour la République, est un danger pour la démocratie, est un danger pour la paix, et un danger pour la cohésion et l'unité nationale. te réew mi nag jàmm rek lañ fi bëgg jamono jii ñu ngi nekk ci mbas moo xamee ni di ñaan yàlla suba ak ngoon nan la ñuy fexe ba mucc si nan la ñuy fexe ba doom yi mucc si nan la ñuy fexe ba génn si ba am jàmmi réew mi nit ñi mën a dem xëy liggéeyi am lu ñuy am lu ñuy mos kenn talul dara ndax jafe-jafe ak feebar boo xam ne bis bu nekk nombre contaminé yi day gën a yées day gën a bare te wér nañu ni suñuy hôpitaux yi mënuñu leen jël en charge wér nañu gouvernement bi amul vaccin yu doy wér nañu ni réew mi tey jii la gën a ndóol tey la gën a fragile. si jamono yooyu au lieu ñu kippe mbir yooyu au lieu ñu toppatoo yooyu nga xam ne mooy farata yi réew mi seet nu ñu wàññee coono doomu aadama yi ci yooyu ñu ngi bërëxal ñu ngi dugal ñu ngi indi ay mbir yoo xamee ni moo nar a tënk réew mi ci bon goo xamee ni kenn xamul fu mu tal te bu ëllëgee ku ko kaas bu ñu xëyee ni la da nga añaan wala da nga soxor problème bi du question añaan du question soxor amuñu lu ñuy añaane kenn amuñu lu ñuy soxore kenn ndax gëm nañu yàlla gëm nañu ni yàlla moom nguur te ku ko neex la koy jox te ku mu ko jox kenn mënul si yow dara ku mu ko xañ aussi kenn mënul si yow dara mais aussi yàlla dafa ñu sant la Sidi Aboubacar doon wax ñu defe ko mooy sabablu te bañ a sukkandikook yëngu yi te Sëriñ Tuubaa nafa ànd allahu bi barakati yi dafay wax ni bàyyi fen moo gën jàng alxuraan nañu saxoo di def dëgg nañu saxoo di def li jaadu nañu saxoo di def lu yoon nañu saxoo bàyyi caaxaan bàyyi tappale bàyyi yàq bàyyi parparloo bàyyi bañ di soppaliku ay dak di dàq ay bëgg-bëgg benn mbindeef boo xamee ne démb du woon dara te bu ëllëgee du doon dara ñu soppatoo Sénégal toppatoo jàmm Sénégal toppatoo compétition électorale yu jaar yoon ci réew mi loolu moo ëpp fulla moo ëpp fayda man jàppoon naa ni conseil constitutionnel moos ak ña nga xamee ne ñoo fa nekk dinañu am fulla wax Macky Sall ne ko du ñu jël benn décision ndaree mataloo ñett yi ñu manqué te amaana sax la tax Macky Sall jëlagul décision wu ñett yooyu ma ngay wut ay dak yu mat yoo xamee ne lu ñu wax ñu ne ëskay mu jëm mottali ko ak ñeenti dagaan ya fa nekk mu nekk juróom-ñaari dag yoo xamee ni intérêt yi Sénégal taxu leen jóg njariñu Sénégal taxu leen jóg lu dul fitna Sénégal duñ ko liggéey et c'est très déplorable et c'est à la limite inacceptable nañu góorgóorlu et à l'endroit de l'opposition c'est le moment pour que ñu dajaloo nekk benn pour que ñuy waxandoo benn ñuy jëfandoo benn ndax ñii liggéeyaluñu Sénégal intérêt Sénégal taxu leen jóg seen bopp kese leen tax a jóg et c'est terrible bu fekkente ni ci réew mi dans les instances les plus suprêmes mbir taxawaay yi gën a mag ay nit yu nekk tekkiwul dara ay nit yu gëmul dara ay nit yoo xam ne xooluñu loi xooluñu dara ñoo fa nekk te lépp lu ñuy décider seen bakkan rek a tax ñu koy décider décider wuñu ci dëgg décider wuñu ci ngor décider wuñu ci fulla décider wuñu ci fayda ay décision yoo xamee ne dafa illégal ba xamee kenn xamul nan la mën a nan la ñaawe nan nga mën a taxaw naan da ngay jël décision jamono yoo xamee ne loi yi la téye nee na la mënoo jël benn décision mënoo délibérer ci dara et c'est extrêmement important voici le danger auquel nous devrons faire face mais ñaan sénégalais yëpp ñu bàyyi xel lii te ñu jóg taxaw soyons vigilants ndax xoddi ko bala ngaa lakkale lii ñu conseil constitutionnel bii wan wala ñeenti nit ya fa desandi te duñu conseil constitutionnel luñ ñu wane nañu bu ñu demee 2024 dinañu régler question wu élection yi te duñu tax ñu dem si dina conseil constitutionnel bii dinañu dugal ci guuta dinañu dugal ci disposition ak situation yoo xamee ne du neex kenn ndax ñii liggéey luñ Sénégal xamuñu démocratie intéressé wu leen lu ñu mos ak lu ñu am te ka leen koy jox rek moo leen tere nelaw te kooku mooy Macky Sall et c'est extrêmement important que sénégalais bu nekk xam loolu nañu dajaloo li lay war a suuli nañu àndandoo li lay war a suuli
nañu liggéeyal Sénégal li laay war a suuli parce que bu dara desulee suñuy doom rek a fi nekk et on a trop de problèmes. On a le Covid, on a la pauvreté, on a le problème de l'école, on a des problèmes de citoyenneté kenn xamul fu mu yem dans ces mêmes situations là c'est la ñuy profité di gën a tasaare réew mi di gën a yàq réew mi ci ay décisions yoo xamante teguñu ko fenn et c'est cela la raison pour laquelle ma doon waxtaan ak yéen di leen sant di leen gërëm di leen jox daje beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.